ziar bu baax a baax man la seen mbokk taalibe Mor Talla Sarr maa ngi leen di nuyu di leen ñaanal fu waay yu mën a nekk di leen jéggulu di leen baal àq di leen baalu àq. alors niñ ko waxee ci introduction bi tey nag dañuy wax ci ñetti points yu essentiel dañuy xaw a changer tuuti débat bi génn ci bonus yi donc wax ci ay mesures yoo xamante ne bi lu bare bari ci mesures yooyu concerné na sénégalais yi dund fii Italie ak ñu bare bari ci famille yi fiy dund te mu nekk seen àq ak seen yelleef bu ñu amee liñ ciy laaj pour war koo déposer. alors loolu dinañ ko leeral tey mbokki taalibe yi bañ xam bu baax nan lañ ciy taxawee ak ku ko bëgg a def lan ak lan ngay def pour def ko. li ñu njëkk a waxtaane bokk na ci li ñu wooñe assegno per nucleo familiare moom la ñuy wooye ANF nga xam ne dafa am ay mesures yu bees yu ñu ci dugal jëm ci bépp famille boo xamante ne bi rek yaa ngi Italie te kariké sa doom donc di nga am droit ci assegno boobu bu fekkee yaay ji wala papa ji am na ko ci liggéey wala ñu nekk in pensione. alors bu leen fàtte ne tamit assegno boobu noonu per nucleo familiare léegi dañ ko gën a yaatal mesures yi ci dugg mooy bu njëkk dañ ko yemale woon rek ci ñiy liggéey ak ñi nga xamante ni dañoo nekk en pension mën nañ koo laaj. alors léegi li tax mu am ay changements yu ñu ci dugal mooy assegno nucleo familiare ñooñu rek ñoo ko mënoon laaj mooy maanaam liggéeykat bi moo xam yaay ji la wala papa ji wala ku nekk pensionné. donc bu njëkk ñooñu ñoo ko mënoon laaj te yaakaar naa aussi loi boobu moo ngi en vigueur ba tey seulement lu ci dolleeku mooy ci mois de juin bi ñu génn 2020 bi ngeen xamante ne bi ministre bi yor wàllu njaboot gi ak li ñuy wooyee les pari opportunità maanaam ñëpp tolloo ay chance ci lépp lu mën di doon. alors jëloon na ay mesures ba voté benn loi bu ñuy wax Family Act pour maanaam dimbale njaboot yi nga xamante ne bi seen loxo jotul seen ginnaaw ak maanaam mu doon daal assegno boo xamante ni mën nga ne donc képp koo xamante ne bi donc da nga amoon problème pour dugal assegno familiare bi donc assegno universale per figli mën nga koo dugal. léegi yaatal nañ ko bu baax ba kuy liggéey ku am say doom yoo kare di liggéey mën nga koo déposer ku nekk pension aussi retraite mën nga koo dugal. yaatal nañ ko aussi ba jëm ci waa partita IVA yi képp ku yor partita IVA rek di ci yëngatu te karike say doom yow it mën nga koo dugal. yaatal nañ koy ba dolli ci ñu ñuy wooye incapienti maanaam incapienti mooy ñi nga xamante ni seen reddito dafa baaso reddito bi ñu am dafa xaw a tuuti ba daanaka tollu nen ni ba ay taxes mën cee génn ñooñu aussi mën nañoo laaj assegno universale boobu per figli bu fekkente ni bi donc am nañ reddito bu baaso te am ay seen doom yoo xamante ni dañ leen a kariké. alors mesures yooyu nag mi ngi juddoo ci décret bu ñuy wooyee Family Act xam ngeen ne décret législatif la boo xamante ni bi ministre bi ñuy wooyee Elena Bonetti moom moo ko proposé woon ci jamonoy coronavirus bi bañ nangul ko voté ko assemblée ba donc loi boobu dina nekk en vigueur à partir de 2021 dina nekk en vigueur te dina doon assegno boo xamante ni pour ñëpp lay doon képp ku fi nekk rek kariké sa doom rek dinañ la ko fay par weer ba keroog muy am 18 ans donc dina nekk en vigueur comme ni ma leen ko waxee 2021 ginnaaw bi nga xamante ni loi bi voté woon nañ ko depuis juin 2020 jeudi 11 juin 2020 lañ ko voté woon te ministre bi ñuy woowee Elena Bonetti donc dugaloon ko bañ nangul ko donc à part assegno nucléaire bi nga xamante ni bi liggéeykat bi moo xam papa ji la wala yaay ji te kariké seen i doom ci seen nucléo familiare doon nañ ko laaj te INPS di ko fay chaque année nga xamante ni bi at bu nekk dina ko fay ñaari yoon maanaam 6 mois yu nekk bu ko defee muy benn at nga xam ne at bu nekk aussi ngay am droit pour laaj ko pour sa famille yi nga kariké say doom. donc assegno boobu noonu dooleeku waat na ci ñu koy woowee donc assegno universale per i figli dipendenti pensionati e anche partita IVA inclusi ma anche incapienti ñi nga xamante ni seen reddito dafa baaso amuñu benn reddito bi ñoom it aussi dinañ ci am accès. loi boobu dina dugg en vigueur en 2021 woote nañ ko ba pare 2021 lay commencé te chaque weer lay doon pour ñëpp ba keroog xale yi nga kariké di am 18 ans. donc nucléo familiare yëpp lay concerné ñu wax ko xanaa leneen li ci dooleekuwaat rek moom mooy ne prévoir nañ aussi maanaam bu fekkente ne bi yaay ji moo xam day liggéey wala liggéey tollu diggante maanaam wannu lor bu tolloo ci juróom-ñaaru weer rek donc dina am droit aussi kooku xale boobu aussi mu kariké ko donc dugalal ko loolu ñuy wooye donc assegno universale
loolu aussi lu dolloo ko la ci biir loi boobu. donc bu dee ba tollu diggante rek bu tollee ci septième mois de grossesse dina am droit donc pour dugal assegno boobu. te aussi am na ay évaluation yuñ ci def maanaam wàññi dina am ay yoo xamante ni bi maanaam dinañ leen wàññi dañ ci wàññi taxe yu bëree bëri jëm ci koo xamante ni maanaam da ngaa karike sa ay doom donte sax sa rédito dafa xaw a tuuti amoo rédito bu baaso dinañ la donc wàññil ci yenn yi ci ay taxe aussi yokkal la tamit assegno boobu noonu ni mu waroon toll ci weer bi. alors ba tey ñu wax ci assegno per nucleo familiare yi ñu gën koo xam aussi ANF. xam ngeen ne ni ko loi bi indee woon dipendenti yi rek ñoo ko mënoon a dugal ak pensionato yi ñooñu aussi lu bare bare ci procédure boobu daf doon jaar ci seen datore di lavoro donc INPS da leen ko doon versel ñoom ñu fay ko direct seen datore di lavoro. donc mi ngi dépendre nag ci famille bi nucleo familiare bi ak sa doom yi nga karike ak maanaam nan lañ toll ci foofu la doon dépendre. alors am na sax luñ ci boole lu ñuy wooye anche in maniera retroattiva della nascita della bambina. donc mooy loolu rek mooy ginnaaw bi nga xamante ni bi avant xale bi di juddu sax mooy li ma leen doon wax ci boo tolloo en état de 7 mois. donc à partir de ci jamono boobu donc xale bi dina mën a am droit ci assegno boobu noonu pour chaque mois ba keroog muy am 18 ans. leneen liñ ci dolli it mooy demande bi jëm ci assegno familiare yi bu leen fàtte ne chaque année lañ koy présenté. donc ci biir chaque année boobu noonu loi bi prévoir na képp koo xamante ni da nga amoon ay année de retard yoo dugalutoon donc permettre na aussi nga dugal ko li ñuy woowee donc yi arretrati ku ci amoon donc ay retard loo dugalutoon jëm ci assegno familiare yi moo xam ñu ngi si 2020 dugaloo woon 2019 wala 2018 am nga possibilité pour boole 2018 2019 2020 nga dugal ko bu fekkee da nga ci amoon ay retard te dugaloo ko ginnaaw bi nga ci amee ay réquisites. donc ci biir assegno nucleo familiare boobu tey prévoir nañ ci li ñuy wax donc detrazione fiscale fino 1200 euros par at. loolu mooy képp koo xamante ni maanaam dipendente nga wala nekk pensionato nga karike sa doom rek am droit ci assegno familiare boobu noonu. donc bu fekkee yow sa doom ji nga karike rek amagul ñetti at dinañ la wàññil taxe fiscale bi maanaam moo xam li ñu lay dagg ci sa busta paga ak fisc yëpp ba mu toll ci 1200 euros bu fekkee da ngaa karike sa doom boo xamante ni bi pratiquement amagul ñetti at. taxe yooyu it dinañ ko wàññi ba tey ba 950 euros bu fekkee da ngaa karike sa nucleo familiare pour laaj assegno familiare boobu noonu sa doom joo xamante ni bii kat maanaam moom ëppal na ñetti at. donc bu ëppalee ñetti at assegno boobu dina dem ba 950 euros par weer ci taxe yu ñu lay dagg di la ko wàññil ci sa busta paga bu fekkee liggéey kan nga. alors loi bi prévoir na ba tey ci biir assegno familiare yooyu bu fekkente ni bi da nga am doom joo xamante ni bi dafa am disabile maanaam laago moo xam bu nekk ci moom boo xamante disabile la rek fii Italie xam nañ lañ mooy disabile maanaam ku juddu am laago wala dara donc wala moom feebar boo xamante ni bi daf koo gàllankoor bu boobaa nee na sa doom jooju bu fekkente ni bi matalagut ñetti at donc taxe yi dinañ la ci wàññil ba 1650 euros ci taxe yu ñu lay wàññil bu fekkee sa doom ji amagul ñetti at nekk disabile. ok bu fekkente ni bii ba tey doom jooju nga karike ci sa nucleo familiare te koy laajal assegno familiare donc maanaam bu fekkee ay atam dafa ëpp ñetti at loi bi dina la teggil taxe yi ci ñu lay dagg ba 1350 euros. donc en général bu fekkee sa datore di lavoro moo la koy fay donc day boole loolu lépp ci busta paga bi. donc en général li ëpp ci assegno familiare datore di lavoro yi donc ñoom ñoo koy versé ñi nga xamante ni ñoom ñoo am réquisites yi donc di ko laaj. donc moo tax ñu taamu ci lavoratore yi léegi bu ko defee donc noonu lay demee. te loolu aussi ay taxes yu ñuy teggale rek maanaam ginnaaw bi ñu la ko fayee dinañ la taxes yu bëri ñu la doon dagg bu fekkee ça dépend ci ñi nga karike dañoo am disabile wala ñu am lu ëpp ñetti at wala amaguñu ñetti at rek taxes yi dina gën di wàññeeku ci loolu ñu la doon dagg. alors fi ñuy jeexale ba tey mooy lu ñuy wooyee bonus bébé. xam ngeen ne bonus bébé ñëwoon na ci Matteo Renzi moo ko indi woon ci jamono bi mu nekkee primaire. donc loolu day permettre bépp xale bu fi juddoo rek ñu am lu ñu lay jox ba mu tolloog at loolu mooy bonus bébé. bonus bébé boobu nag donc dañu prévoir assegno per tutti maanaam dañ koy assegno boo xamante ne képp ku fi juddoo rek xale bu fi juddoo rek boo ko déclaré di nga am droit ci bonus boobu ginnaaw boo ko demandé. donc assegno boo xamante ne bi dinañ la ko fay par weer ba mu tolloog at. ok te loolu it concerné na képp ku fi juddoo rek mbaa képp koo xamante ni bi da nga fay adopté
koo fi adopté wala koo xamante ni dafa nekk affidamento pre-adottivo mooy maanaam koo xamante ni bii kat yow da nga ko doon jiima adopté te yaa ngi ci procédure bi en attendant que nga koy adopté kooku aussi dina am droit bi. donc paiement bi dina nekk chaque weer te dina durer at. alors réquisites yooyu nag yi ñuy laaj pour ki nga xamante ni mën naa am accès ci bonus bébé bi d'abord dañ ne pour nga déposer bonus bébé boobu pour am ko il faut ki koy laajal xale bi nekk di cittadinanza italiana maanaam nga am passeport italien wala benn nga nekk statut di rifugiato politico moo xam nga nekkoon asile politique yor këyitu asile politique wala nga yor lu ñuy woowe protection sussidiaria ñaar yooyu boo ci am rek di nga mën a am accès ci bonus boobu pour dugalal ko xale bi ginnaaw bu mu fi juddoo. boo amee ba tey li ñuy woowe permesso di soggiorno lungo période bi aussi tamit mën nga ko maanaam carte de séjour bi boo ko amee mën nga ko. boo amee carte de séjour pour motif familiare boo xamante ni da nga ko jëlee ci cittadino boo xamante ne bi dafa nekk membre ci benn ci pays européens yi moo xam France Italie Portugal Espagne fu mu ci bokk rek te carte de séjour bi nga jëlee ko ci ginnaaw bi nga amee motif familiare ci ñooñu ma lim yooyu di nga ko mën a dugalal xale bi. loi bi ba tey prévoir na nee na boo amee carte de séjour familiare yi boo xamante ni bi familiare yi nga ko jógee ñoom donte sax amuñu passeport amuñu beneen kayitu dëkk wala beneen cittadinanza dëkk ci benn Union européenne donc basta ñu am carte séjour bi rek te nga amee yow sa carte séjour ci ñoom mu nekk motif familiare yi di nga ko mën a dugalal xale bi.